Aucun mot ne peut aujourd'hui traduire le sentiment qui m'anime. wax moo yi mën a refléter li may yëg dina diis dina metti parce que gis nañu ni bi ñu ubbee robinet yi fii xol yi tooy nañu gis nañu bi ñu ubbee robinet yi fii nit ñi bég nañu gis nañu tamit ni li nga xam ni tamit moom la ñu président de la république sas suñu ministre bi mu dénk wàllum ndox ak assainissement Serigne Mbaye Thiam di ñu ko fàttali saa su ne mooy lan mooy nekk leen ci soxla askan wi mooy lan mooy fexe leen ba soxla askan bi mu mel ni mooy seen soxla bopp ndax ku ko ci def rek suñu borom mën na la ci jàppale ci tànk yooyu ki la ñu nekkoon président de la république nañu fu ngeen yéen SONES même bu dee fenn la foo xam ni bokkul ci seen gox yi leen dénk puisque fépp nga ñuy dem di wuti ay forage di bëtt ay forage fu ngeen jaar rek na ngeen wuyu tur bi nga xam ni man moo nekk sama ligne directrice muy yaakaar di espoir ku wax président de la république ku wax président Macky Sall wax yaakaar boobu nag la ñu bëgg di mottali fépp foo xam ni jaar nañ fa loolu moo waral bi ñu ñëwee fii di def ci di bëtt ay forage pour gën a dooleel yeneen doomu citoyen sénégalais ñu ni il faut que ñu gëstu xool lan mooy soxla yi fii ki la ñu waxtaanal ñu bari fekk balay booba monsieur le ministre le maire même si table conseil des ministres sama ministre moo ma koy jottali saa su ne daf may ni man de sama collègue bi nekk transport aérien waxati na ma wàllum ndox lan ngeen ci mën a def loolu tax na sax ñu gën a intéressé wu ci gox bi ci Diobass en général tax na ñu gën a xuus sant équipe yi ñu gëstu forage yi ñu def fii lan lañu mën a def pour mën ci fajaale soxla waa gox bi ci la ñu xool ni dinañu traverser lu mat ñetti village muy Birbirane di Palam Thioyane di Diass Palam ñu xool tamit ni gox yooyu amoon nañu jafe-jafe ndox yu bari ndaxte ay forage la wala ay Asufor monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam ak aussi saa su nekk le ministre maire di ñu ko fàttali moo waral ñu ni jëf boo xam ni jëf bu ndëggandiku la mooy loo xam ne lu provisoire la sax jëf bu ndëggandiku moo loo xam ne gën a gaaw tamit nga ñu samp fu nekk ay borne fontaine moo waral ñu samp fu nekk ñu samp ñeenti borne fontaine fële sa Birbirane ñett ci Diass Palam et ñeneen ñes ci Palam Thioyane loolu moo waral tey ñu ñëw ubbi robinet yi bi nga xamee ni tamit gouvernement wu Sénégal ci ndigalu président de la République ak ci accompagnement Banque mondiale dugal na ci lii rek ci lu toll ci 200 millions suñu xaalis muy 200 millions francs CFA posé nañ ci lu toll ci 7 kilomètres ay réseau parce que pour indi ndox mi fii il faut que ñu poser ay tuyaux yu bari ci fàll boobu it ñu ni il faut que fii bu tawee de gis nañ nit ñi gu ñu génn wala pour dugg ci fii jafe-jafe la ndax bari na fi ay cadre yu bari man am na fi ay xarit monsieur le ministre wax na sama xarit sama sœur yi Yacine bi ñuy xamante ci xuloo yu tar la ñu xamante mais tey alhamdulilah suma xarit la am naa yeneen xarit ay ñoom Ibrahima Jonn dëkk fële Mombaay ak yooyu yëpp ñu ni ngañ fi def ay piste gis tamit ni école bi mur bi ñu amoon yeneen doléance monsieur le maire ni il faut ñu jéem a xool nan la ñuy gungee xale yi nekk ci école yi loolu moo gën a tax ñu dem clôturer ji muru Birbirane bi école Birbirane bi
tax na tamit ñu dugg ci biir école bi ndax bi ñuy clôturer gis nañ ni école bi daal xëy na mën nañu gën a xuus ba def lu ëpp ki dañ fa defee beneen salle de classe donc investissement yooyu yëpp mu toll ci 200 millions suñu xaalis loolu tey alhamdulilah bi nga xamee ne population yi gis nañ ci seen bopp ndax li ñu gis ci suba ak tey tooyal na ku ñu xool bu baax loolu li ñu gis tamit tax na rëccoowuñu li nga xam ni ñu ngi beneen yoon bi nga xam ni ñu ngi koy bëgg jël commencé nañ ko jël ndaxte si insistance su ministre ndox si li nga xam ni moom la ko monsieur le maire àggal si wàllu soxla population yi si wàllum ndox mu wax leen yeneen village yu bari wax nañ fi mu wax leen waa Sange waa Daxar Mbay wax leen tamit waa Kisaan waxaale leen tamit waa Kër Baara Pël Mambay Kër Baara Kayre ñu ni ñooñu ministre bi sant ñu ni ñu ut fa ay pexe ñuy yónni techniciens yi ñëw nañ fi waa Sen'Eau ñu ngi fii toog ñëw nañ fi ak suñu ingénieurs yi pour gëstu xool naka la ñu mën a def ñu ni mbirum ndox moom ni ko monsieur le ministre maire waxee du lu yomb loo xam ni tamit ay affaire lu ñuy mën a improviser la ndax ga ñuy liggéeyal ëllëg ku liggéeyal ëllëg nag liggéey bu dëgër ngay mën a def mooy li ko président di waxee ñu ni nan la ñu mën a def ba régler ko si long terme ñu ni fële si Kisaan ak si Sange dinañ fa def puisque suñu tuyau yu mag yi dem Thiès fa lay jaar dinañ fa def yeneen ouvrage de connexion et que puisque Sange ak Kisaan am nañu château d'eau dinañu et puis Asifor moo koy gérer Asifor yi tamit ñu baal ma wante des fois dinañuy am jafe-jafe gouvernance monsieur le ministre souvent daf may naan ñun consommé wuñ ndox mais daanaka facture Senelec yëpp ñoo koy fay ñooy entretenir forage bi ñooy renouveler pompe yi yu bari daanaka mairie bi tamit moo si jàpp ñun ñu ni puisque ndox mi ak urbanisation bi ndaxte bu nit ñi yokkoo dëkkuwaay yokku kooku alhamdulilah lu muy tekki mooy indi koom am na si dëkk bi mooy koom-koom am na fi moo tax ndox ga fa newoon doyatul woon moo tax ñu gañ koy renforcer ñu leen di jaay ndox mi en gros dinañ fa def yeneen investissement pour def ay extension pour di feccali seen château d'eau yi nga xam ni am nañ ko wante ñu ni il faut ñu dem plus loin ñu ni fële si Daxar Mbay daanaka jege na Thiès mais si commune bi la bokk ñu ni réseau bi dinañ ko dinañ defaat ay extension gën a yaatal réseau bi pour que Daxar Mbay tamit mën a gën a renforcer wu pour que ñu dem sax ba Kër Baara Pël dem Mumbai fële nga xam ni fële sama xarit Ibrahima John dëkk tamit bi nga xam ni saa su ne tamit vraiment en toute courtoisie mu ngi ñuy fàttali wàllu waa Mumbai dem ba Kër Baara Kayre yooyu programme boobu dañ ko tënk ba pare tënk nañ ko mooy ñaareelu pàcc bi nga xam ni moom la ñuy jublu pour que liggéey bi mën a baar tuuti li président di wax et puis sànq ministre mu ngi naan super fast track gañ ko bañ ak banque mondiale ñu ni gañ koy ci cadre Covid bi ñu confier ko par entente directe à la Sen'Eau ndax rek liggéey bi gaaw contrat bi ñu ngi koy xayma ñu ngi koy xaatim daanaka léegi ñu signé ko fii semaine bi di ñëw bu ko waa GSMP approuvé ba pare pour que ñu mën a ñëw commencer étude d'exécution yi pour liggéey bi ñu mën ko sum liggéey boobu dinañ ci dugal ci ñaari téeméer ak fukki junni ci suñu xaalis muy 250 millions de francs CFA ci suñu xaalis loolu
confier nañ ko Sen'Eau pour que liggéey bi rek mën a gaaw wante tamit monsieur le maire sasaat ñu si nañu ñu nit nga ñu am ay jeunes nga ñu am ay xale ñoo xam ne tamit vraiment ñu ngi yëngu si wàllu métier yooyu moo waral Sen'Eau tamit ñu wax ko ni sous-traitant yi muy jël nañu wut fii ay nit main d'œuvre locale bi fii ñu liggéey bi dina tax tamit comme bi fii gën a yokk dina jox nit jeunes yi ñu gën a am employabilité pour que mën leen gën a dëgëral si seen métier. si suba bi ñu présenté fële si dëkk ba monsieur le maire ak équipe bi mu àndal ak population yi projet bi ñu tënk insisté na bu baax wax na kaawu Théo insisté na si Théo mu insisté si bu baax a baax mu ne daal ñii moom xaw ma fan mais ñii il faut que ñu boole leen si programme bi ndaxte seen itte seen jafe-jafe ndox yóbbu na ma foo xam ni daal bëgg naa ñu bokk si sas naa ingénieurs yi tamit mooy équipe gi ma àndal di leen féliciter parce que ñoom tamit seen pas-pas seen engagement tax na tamit ñu gën a àgg si liggéey bi ñoom Malick Sow ñoo ànd moom moo amee projet bi fii Ibou Diémé ngi muy liggéeyal la conseillère technique Fatou Ndiaye bi nga xam ni daanaka moo organisé waat jéem a fexe ba borne fontaine yëpp mën a fonctionner ñoom Habib Demba Fall ak équipe am yëpp ñi nga xam ni tamit ñoo àndoon ak ñun si liggéey bi sas naa leen pour que mbébétu ministre maire gi mu ñu sas si suba ñu mën ko si yokk xaw ma nag nu ngeen di def mais il faut que mu dugg si donc loolu moo tax juróomi téeméeri million yi nga xam ne gouvernement bi dugal na ko fii pour gunge leen malgré kooku gunge ndëgg-ndiku la rek parce que bis bu usine Kër Momar Sarr 3 bi pare incha allahu rabbi te xam naa ni soreetul lool dinañu fexe ba fii ñu gën a mën a dugal réseau bi si kër yi gën ko yaatal bu baax a baax ndax su boobaa forage yële nekk Thiès Dakar dootu ko soxlaati lool dinañ ko mën a consacrer gox bi donc loolu lépp tamit gañ koy def ànd si ak OFOR directeur général bi Seyni Ndaw amoon na yéene ñëw ndax ñun SONES ñun zone urbaine périurbaine la ñu dénk waa OFOR ñoo amee zone bi wante benn ministère bi la benn kilifa bi la benn gouvernement bi la benn président de la république bi la benn budget état bi la benn peuple bi la donc moo tax xàjjewuñu kii mooy def lii kii mooy def lii ga ñuy ànd rek xàcceendoo dóorandoo pour que mbébétu président de la république pour que yéene bi nga xam ni moom la am si gox-goxaar yëpp si secteur yëpp nag du secteur ndox rek seen maire di ministre bi nga xam ni président de la république sas na ko dénk na ko lu am solo loo xam ni daanaka bokk na si xolu suñu koom-koomu réew muy transport aérien moom xam na si gara ndaxte am na li ñuy def si wàllu ndox mi moom lay def si yeneen secteur et que bu ñu gajalee suñu doole ensemble dinañu mën a soqali suñu réew dinañu mën a soqali tamit Gaspalam Birbirane gox yi nekk fii yëpp si zone bi yëpp donc loolu laa amoon lu ma si wax ñu nekk à votre disposition liggéey bi dinañ ci ànd ak yéen di si continuer tant que ñu ngi fi incha allah tant que tamit président xam naa ni yéeneem weesu na fi yëpp te dinañu continuer jox moyen ñu gën leen a gën a accompagner donc di leen gërëm di leen sant di leen gërëm si accueil bi tamit monsieur le maire vraiment amuñu sa fay parce que bu ñëpp meloon ni yow tamit dinañu liggéeyal dinañu yombalal lu bari ndaxte ñun am na lu ñu def gouvernement bi am na lu mu def si ndigalu président de la république wante la mairie bàyyiwuñu si rek même pour Théor mais ndaxte même pour borne fontaine yëpp maire bi moo jël yëpp fay branchement yëpp ak caution yi ndaxte ñun am na loo xam ne mën nañu ko def mais am na yoo xam ne si nit ki ñuy indi ndox mi moo koy def muy caution yi muy avance sur consommation yi donc moom moo ko génne si ndafam muy contribution am même si Théor mu ngi naan
bu dee am ngeen jafe-jafe si budget bi si xaalis bi dinaa xool man lu ma si mën a contribuer donc loolu tamit mooy loo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax loolu il faut nga jege sa askan bëgg sa askan considéré wu que ni yow foofu nga nekk te li ñu gis fii dal na suñu xel te gën nañu encouragé et di leen gërëm di leen sant wasalaam.